benn waxtu ci bëccëg jot na fii ci Ndakaaru li gën a fës ci xibaar yi di ñi nga xamante ni ñooy dooleel Karim Wade bootu ci ab mouvement nekk ca Kaolack la ñu bëgg mooy ni na ñibbisi ci réew mi waajal élection présidentielle yu atum 2019 te lu ko laaj daañ ci taxaw waaye ñaawlu nañu téye Khalifa Sall bëgg ñu bàyyi ko yàq lu mel ni xeme ki fi nekkoon jëwriñ ju ñu dénk wàllu justice ñoom amal ab ndaje seen taskatu xibaar yi daañu ko faram-fàcce ci xibaar yi xam nañu ña sooke jëye ja amoon ca Casamance di kàddu yu bàyyee ko ci collectif bi ëmb ñi nga xam te ñooy cadre Casamance yi seen jàkkaarloog taskati xibaar yi loolu lañ fësal mooy ni dañuy xaar nguur gi yëngatu ci opération yi ngir ñu mën a fësal turu ñaka sooke waaye it sàkku ci nguur gi mu fexe dakkal nañuy caxat-caxatee àll ya nekk ca Casamance daañ ci dikk yéen ci xibaar yi leneen dana ca bokkit toll nañ ci 24 ci ay jàngalekat di yëngatu ci wàllu santé yu ñu fas yéene tàggat ci diirub ñeenti semaine ci ab ponk bi ñu dippee dossier ponk boobee jëm ci xayma natt ñi nga xam te ñooy ndongo yi muy nag ay jàngalekat yu bootu ci kuréel bi di CEDEAO daañu ko faram-fàcce ci xibaar yi météo ñoo ko fësal mooy ni géej gi dana yëngu ci fii ak fukki fan ci weeru janvier bi ñu dëgmal mooy ñu dem géej warta mën a am mu mel ni ñii di nappkat yi nekk ci Soumbédioune noppi nañu ngir mën a jëmmal boobee ndogal ci sax samp ay drapeau yu xonk ngir wane ni géej gi mënuñ caa dem waaye la ñuy sàkk mooy ni nguur gi gën a taxaw ci seen boobee secteur organisé ko ngir lañ ca bëgg ñu mun ko cee am mbokk yi ponk yaa ngoo ko bu ngeen ñu toppee ñu yaatal ko. mbokk yi ginnaaw ba ñu leen nuyoo xibaar yi dañ koy doore ca Kaolack ñi nga xamante ni ñooy dooleel Karim Wade bootu ci ab mouvement la ñu bëgg mooy ni kookee na dellusiwaat ci réew mi waajal élection présidentielle yu atum 2019 waaye it ñaawlu nañu téye Khalifa Sall jàpp ni dafa war a mën a génn ci kaso bi yàq lu mel ni xeme jëwriñ ji fi nekkoon te ñu dénkoon ko wàllu justice di maître Sidiki Kaba lu ñeel wàllu traque des biens mal acquis ca Kaolack la ñu jëm fekk fa suñu ndaw di Pape Malick Fall. kuréel yi jàppale Karim Wade di sàkku ci ko ki nga xam ne moo di seeni candidat mu daal di ñëw fii ci diwaanu Sénégal ginnaaw bi ñu ñaawloo anam bi nga xam ne moom la ñu ko yóbboo foofee ca diwaanu Qatar ñoom ñi nga xam ne ñoo doon amal ab ndaje jàpp ne nag jot na ngir Karim ñibbisi fii ci diwaanu Sénégal. mooy ñun danoo bëgg a booloo nekk benn ba 2019 wala avant 2018 ñun ñu wóor na ñun moment yi danañ gañeel Karim Wade 2019 incha allah. ginnaaw bi ñu ñaawloo li nga xam ne moo di demu Karim Wade fële ca diwaanu Qatar Karimis yi nag addu jëmale ci li nga xam ne mooy coow li lëmbee jamono ji Sénégal muy teg loxo gi ñu teg loxo Khalifa Sall ñoom nag la ñu jàpp moo di tëj bi ñu ko tëj amul fenn fu ñu ko teg. 2019 Karim day nekk candidat for force Karim ci réew mi la dëkk ci la bokk incha allah ci kàttanu yàlla suñu borom. wala élection du am. man maa la wax loolu man Matar Ba incha allah ci kàttanu sunu am moomaay yëpp danañ jóg Karim dana nekk candidat bokk ci élection yi wala élection du am incha allah. ba léegi ci seen kàddu ñoom ndaw yi nga xam ne ñooy jàppale Karim Wade addu jëmale ci li nga xam ni moom mooy kàddu yu tukkee ci kii di Mimi Touré. sonn nañ ci ay xaalis boo xam ne nii ñoom ñoo ne woon nañ dem kër yi pour dajale fa xaalis bi 254 milliards yooyu nag ñun waxuñu ko. ñun moment sami de Karim waxuñu ko ñoom ñoo ko wax ci seen biir léegi xaalis boobu lañ bëgg ñu tegal ko taabal ji ci Sénégal yëpp teg seen bët. ci ndaje bi ñu doon amal fii ci diwaanu Kaolack ay mbooloo mu takkoo takku jugee fu nekk ñëw ngir wane mbégteem ak cofeel gi nga xam ne am nañ ko ci kii di Karim Wade. karimiste yi nga xam ni ñoo nekk fii ci diwaanu Kaolack it profité nañu ci ndaje bi ñu doon amal ngir ñaawlu ndogal yi nga xam ne gouvernement bu Sénégal daal di koy jël. te mu jëm ci li nga xam ne moo di campagne agricole bi ñu nar a amal fii ci diwaanu Kaolack ñoom la ñu xam ne moo di baykat yi jamono jii ay jafe-jafe yu jéggi dayoo la ñuy dund. Malick Fall jamono boobee ñeneen ci ay karimiste nekk ca Géejawaay ñoom it daal di may nguur gi Sénégal ab ultimatum mooy ni fii ak fukki fan ak ñaar ci weeru janvier bile bu Karim Wade desiwaatul ci réew mi daañu yëngu-yëngal te it fësal nañu fas yéene def ngir jàkkaarloo ko nguur gi ka yore seen kaddu di wuyoo ci turu Demba Dak dañuy teewlu ay kàddoom ci micro suñuy ndaw.
mooy danoo bëgg a taxaw tey jàmmaarloog régime bi nga xam ne moo fi nekk muy régime Macky Sall pour xamal que ne les karimistes jóg nañ tey pour réclamer le retour de leur candidat Karim Meïssa Wade dans ce pays. Parce que fu ñu ko teg mooy Karim Wade c'est un candidat élu de Macky Sall qui est candidat comme Idrissa Seck qui est candidat comme Sonko qui est candidat. Karim Wade c'est un candidat légal. Et le peuple réclame le retour de leur candidat Karim Meïssa Wade. tey nag ñu jóg tey sol ay tenues de combat gis nañu. pour wane na tey dañoo teg la suñu bakkan. Nous sommes des pères de famille, nous sommes des mamans de famille. Mais tey dañoo jóg ne dañuy bàyyi lépp parce que suñu candidat dafa ñëw 2018 pour ñu préparer élection 2019. si Karim Wade candidat bi ñëwul Macky Sall du def élection après du def élection. combat bi mooy commencé na ñun ñoo ay soldats Karim Wade jóg nañu déglu ma on portait bu njëkk doon sol ay costume tey dañu sol ay camouflé pour combattre. suñu plan d'action mooy dañu organiser benn marche le 12 janvier Yeumbeul Nord ba Yeumbeul Sud pour réclamer uniquement pacifiquement le retour suñu candidat Karim Meïssa Wade. autorisation ou pas nee naa leen ordre de bataille la. déposé nañu si autorité administrative bi mooy le sous-préfet des Niayes moo ngi ni gis ngeen ko requête baa ngi nii suñu mayee danañ ko def suñu mayul danañ ko def parce que dañu bëgg suñu candidat ñëw. on va dire que Macky Sall que ñun jël nañ détermination ak engagement ak conviction nous les militants nous les karimistes ñi nga xam ne ñooy sénégalais yëpp woo nañ leen. képp ku gëm Karim na nga jóg wàcc ci combat bi ñu commencé que le 12 janvier 2018 ba le 12 janvier 2019. kon kàddu Demba Dang jiite ko maanaam ñi nga xamante ne ñoo bootu ci ginnaaw Karim Wade doon dànkaaf nguur gi ngir bëgg seen candidat boobee dellusiwaat ci réew mi ñu wax ci leneen mu aju ci concertation yi nga xamante ne dooroon nañ ko ci diggante nguuru maanaam majorité ak kujje gi ñeel processus électoral bi loolee ñu gàntal ko ci ay poñ yoo xamante ni kujje gi daf ko doon fësal bëgg ñu indi ci ay saafara waral ba njiital ONG 3D di Moundiaye Cissé jàpp ni président Macky Sall moo war a sóobu dugal loxoom ci wàllu woowee ngir indi ay saafara ci loolee ngir ni waxtaan ya ñu sumb ñu mun ko yeggali buñ sukkandikoo ci kàddu Ndiaga Sylla xam-xam màcc jëm ci wàllu processus électoral moom la mu jàpp mooy ni faw ñu teg ay préalable ngir ni ñu indi ay saafara jëm ci mbirum parrainage beeg caution yi leeral yeeg suñu ndaw di ko dajaay. gannaaw parti démocratique sénégalais correct itam nekk ab kuréel bu nekk ci opposition bi moom tamit di yëkkati baatam. kuréel boobee nag teg ay préalable am ngir nag bokk ci dialogue bi bokk na ci tomb yi ñuy soulever moom mooy wàññi caution bi buñ sukkandikoo ci kàddu kii nag xam-xamam maa ci jëm ci wàllu élection caution boobee mën nañ ko andi ci montant bu raisonnable waaye nag warul rek créer anarchie maanaam pëccoxoo ci élection bi. tey Sénégal ñetti téeméeri parti politique la am su fekkee ni parti politique bu si nekk maanaam war na mën a dem élection nga def caution boo xam ni maanaam ñëpp mën nañu ko fay dem élection loolu aussi je pense que dafay indi rek li nga xam ne moo amoon si législative yi muy pléthore en fait donc de candidature te loolu en fait dafay brouiller en fait du créer lisibilité maanaam dafay brouiller en fait donc lecture politique bi nga xam ne nit ñi moom la ñu war a mën a am donc loolu daal man jàpp naa ne war nañu jël daal caution bu raisonnable donc ñenn ñi nee nañ ko wàññi ba moitié mais man yaakaar naa ne suñu ñëwee ba autour de 40 millions je pense que war na mën a acceptable. responsable bi fare ci société civile bi nag moom di woo njiitu réew mi mu jël nag mbirum dialogue bi en main moom nag mu jàpp ne fi mu nekk nii président moo war a jël mbir mi def ko yëfam. du ay affaire yokk ko wala wàññi ko mooy problème bi mooy tey ji débat bi mooy nan la ñu war a mën def ba élection présidentielle yi candidature yi du jéggi dayoo parce que quand même élection présidentielle du ay caaxaan donc du wax ne d'accord nañ ci caution bi wala d'accord nañ ci dañ loolu waxtaan bu juboo moo ko war a mën a indi donc jàpp naa ne waxtaan bu juboo mais dama jàpp ne ni ñu waree garantir nit ñi nga xam ne bëgg nañ nekk ay candidat ñu nekk candidat noonu la ñu war a mën a defee aussi que ñu bañ a caaxaane candidature yi def ba nga xam ne képp kuy nekk candidat fekk nga am benn légitimité bi aussi dafa am solo. ci place bulletin unique nag bi nga xamante ne ni opposition moom moo ko proposé majorité bi nag moom di proposé système parrainage mooy maanaam am ay signature ngir bokk ci élection bi option boobee nag mënees nañ ko waxtaane buñ sukkandikoo ci kàddoog kàngam yi fare ci société civile. gis nañ ne jëf na dara mooy mettre en place de cadre là de concertation. mais ba tey gis nañ ne am na ñu ko wan ginnaaw cadre boobu donc jàpp naa ne toll nañ foo xamante ne nii ci wàllum dialogue politique
dialogue sur le processus électoral toll nañ foo xamante ni mbir mi président de la République ci boppam moo ko war a nànkal boppam téyel ko boppam doxal ko boppam ngir que ñu am ay élection yu libre élection yu transparente élection yoo xam ne du am fitna bu ñu ciy jógee. nañu waxtaan rek ba déggoo ci formule bi tey xam nañ ni tamit opposition yi souvent li doon seen inquiétude mooy dañuy bañ ay la yowén nag parrainage bi nekk moyen boo xam ni ndaxte gisoon nañu ko fi ici ak Youssou Ndour mu nekk moyen boo xam ni xëy na peut-être dañuy bloquer en fait candidature donc suñu daloon seen xel daal je pense que dina gën a baax parce que encore une fois démocratie moom warul nekk une démocratie censitaire. fukki weer ak juróom moom moo des ñu amal élection présidentielle bu 2019 pouvoir ak opposition ba tey ji mënuñ am ab déggoo ci question yi nga xamante ne nii soxal na processus électoral bi lu ni mel nag mel ni lu tàggatémbe acteurs yi fare ci société civile nag ñoom jàpp ni faw nag pouvoir ak opposition toog ci taabal bi ngir nag waxtaanee question yooyu la. mu ngoog ñu koy jaajëfal moom Codé Ndiaye mbir ya xewe woon ca Casamance ba fukk ak ñett ci ay doomu aadama ñàkk ci seen bakkan xam nañ ñi ko sooke di kàddu yu bàyyeekoo ci kuréel bi ëmb cadre Casamance yi ne dañuy xaar nguur gi door opération yi ngir ñu mën a fësal turu ñi nga xamante ni ñoo nekk ci ginnaaw jëye jooje yemuñu ca bëgg nañu te nguur gi taxaw ci ab plan d'urgence boo xamante ni dafay aaye nañuy caxatee garab yi nekk ca àll ya nekk ci bërëb boobee leeral yeeg suñu ndaw di Ibrahima Fall. takku taxaw ngir jàmm dellu si ca Casamance kuréel bi yëngatu ci wàll wi nekk ay doomi Casamance ñu ngay wéyal liggéey bi ngir nguur gi mën a jàpp ñi rey fukki ndaw ak ñett yi nekkee ci dëkk ba te kuréel bi sax noppi nañu ngir wax ñi nga xamante ni ñoo soqe mbir mi. Les gens qui sont en train de tuer. ñi def musiba mabba kumba gi ci bët saalumu réew mi daanaka mën nañoo wax ne identifié nañu leen. xam nañu ci ñenn ñu ci bokk waaye nag nguurug Sénégal moom itam identifié na ñenn ñi dañ leen a war a topp ba noppi daal di leen teg ay daan ci noonu sax tax nañu li ñu jàpp ñun mooy dañoo war a lëng ànd ñun ñëpp booloo ngir daal di gën a ñaawlu li nga xamante ne ni moom mooy musiba mabba kumba boobu yoon war naa teg ci ñoom ay daan ndaxte li ñu def teguñu ko fenn. Être débusqué, poursuivi et jugé. lii di dagg garab yi ca Casamance bokk na ci liy gën a indi rey yi ci région bu sud bi doomu Casamance yi am xalaat ngir jébbal ko gouvernement bi jëmale ko ci aaye képp kuy dagg garab ci àll bi bu fekkee bëgg nañu jàmm ci biir Casamance. soqali koom-koomu Casamance looloo tax ndegam àllu Casamance fi mu toll nii war nañ koo defaraat collectif des cadres Casamance mu ngi fexe pour que ñu mën cee duggal. maanaam juróom fukki milliards boo xam ne dina tax ñu indi ay xale Casamance ay xale Sénégal yoo xam ne dinañ fa mën a liggéey pour Casamance doon Casamance bu ñu xamoon mi nga xam ne dafa amoon àll boo xam ne day amal ñëpp njëriñ. ñu ne état du Sénégal ginnaaw bu mu traqué ñi nga xam ne ñoo rey ba jàpp leen war na taxawit ci àllu Casamance bi nga xam ne ñu ngi nekk di ko saawal ndaxte àll bi tey la ca ëpp ma ngi jeex ku waxoon Sénégal wax àll Sénégal sa xel lay dem ci Casamance bu Casamance bi lañ fi dese ak bu Kédougou bi fële ci booru Niokolo-Koba waaye tey jii ñii nga xam ne ñu ngi def mafia di dagg àll Casamance bi ba mu waral ndaw ñi di dee nii suñu leen bàyyee buñ paree dinañu jeexal aussi àll bi nekk fële ci ca Kédougou. lu ëpp juróomi at ñuy dégg jàmm ca Casamance rey gi bett askanu Sénégal ba tax ñuy laaj ndax jàmm dina amati ca boobee jamono ñiy xeex pour jàmm dellu ci réew mi di wéyal seen liggéey ngir ñiy def jëye ju mel nii ñu daal di leen di teg loxo. Ibrahima Fall ab ancien commandant 3e compagnie jotoon na liggéey ci bërëb boobee nga xamante ni daanaka fa la jëye bi sooke ko moom it yëkkati na ay kàddu la mu fësal mooy ni ab bërëb bu doy waar la te dañ fay faral sax di bay li nga xamante ni mooy yamba ak it garab yi ñu fay dagg daanaka ñu ngi ko jëmale ci ñi nga xamante ni mooy waa MFDC moom ancien commandant boobee jotul sax fësal lay turam waaye fësal na kàddoom ñu teewlu ko. C'est un secteur boo xamante ne y avait plus de population, il y avait que des champs de chanvre indien et une forêt dense boo xamante ne nit ñi fa lañ doon daggee bant bi mooy planche ngay gis tey ñu koy jaay ci marché noir bi di ko dugal biir Guinée yamba bi aussi
moo nekkoon ressource moyen de ressource bi nga xamante ne rebelle yi fa lañ doon jëlee lu ñu lekk wala lu ñu jëndee seen i munitions bi yooyu noonu. boo fa du secteur civil boo ko fa teg tànkam seet affaire yi seetul parce que rebelle yi ngay gis dañu ut bant denc ko fa ut yamba bàyyi ko fa bàyyi ko ci biir àll bi képp ku ñu gis nga ñëw laal seen alal rek yàq nañ la. MFDC bu Casamance di tàng dëgg y avait des bandes armées yoo xamante ne Libéria la ñu jógee ñi Guinée la ñu jógee ay mercenaires la ñoom dañ doon ut xaalis donc bu affaire bi demee ba déggatuñ dara amatuñ fu ñu amee xaalis dañuy rabattre ci bois bi ak yamba bi ak darkase bi. boo demee Ziguinchor nga yor sa micro wër ci koñ yi surtout Lindiane ak Grand Dakar bu Ziguinchor li nga dajeeg ay jeunes yu bëri yoo xam ne rebelle yi mos nañ leen jàpp benn yoon ñu wut darkase mais du mosul dégg fu ñu leen jàpp rey leen donc lii bu amee rek man dama jàpp ni ñu jóge feneen la ñëw dugg si delluwaat la. nekkoon kàddu ab ancien commandant jot a liggéey ci bërëb boobee fësal la mu jàpp ni mooy sooki mbir yi ci wàllu woowee waaye kii di député Abdou Mané moom la mu jàpp mooy ni lu ni mel doonoon lu ñu doon xaar doonul it lu leen bett ndax ci atum 2017 bëri woon na ay firnde yu doon wane ni mënees nañu egg ci wàllu woowee mu mel ni dañu cee noppi waaye bu ñu sukkandikoo ki nga xamante ni moo jiite mouvement patriotique Casamance ci la bokk moom la mu jàpp mooy ni jot na ngir jàmm jooje ñuy sàkku ca Casamance ñu taxaw ci teyit lañ fa nemmeeku ci ay fitna ay bés yu ñu génn mënut a remettre en cause benn yoon processus yi ñu door jëm ci saxal jàmm ndax askanu Casamance bi yëpp ñoo sonn ca jafe-jafe yi ñuy dund jamono ji ca bërëb boobee dañ ci ànd ak El Hadj Moussa Bey ci ay leeral. Casamance bettul kenn di gis-gisu njiitu commission environnement et aménagement du territoire bu département bu Ziguinchor moom conseiller départemental bi di fàttali sax xew-xew yi njëkk laata jëye bi ni mel di am. dafa amoon benn camion boo xam ne moom la ñu jàppoon côté Bignona ñu ne ay rebelle ñoo bett gars yi di exploité gars yi daw bay oto bi rebelle yi lakk oto bi foofu affaire bi am ci dëkk boobu sax ci forêt boobu bu ñuy wax forêt Bayot waa comité villageois te dëkk Toubacouta seen xale yu góor yi jàpp nañu foofu ay nit yoo xam ne dañu ñëwoon pour góor garab te loi daf ko tere dañu leen jàpp ba pare lakk seen saret yi léegi lakk saret bu ñu lakk noonu saret moom la gars yi dem plainte ci tribunal pour ne ñii ñoo ñu jàpp ba pare lakk suñu matériel gars yi jàpp tëj leen mais kii dagg kii góor garab yi moom mu rëcc nekk fële ñële bi ñuy gën 1 mois ci weer boobu sax lii am. bànqaas bi di MFDC nag fësal na ab ñàkk dugal loxoom ci jëye bi ni mel taxawaay bi ni mel nag wóolu na nguur gi ngir rek mu wëyalub l'enquêtam ba mën a jot ci ñi jëf lile di gis-gisu coordonnateur bu mouvement patriotique Casamance ci la bokk. war nañu gis ne ñoo xam ne ñoom ñoo ñëw di def ñaawteef ci biir Casamance en tant que nguur dafa war a jóg taxaw ferme ut ñoo xam ne ñoom ñoo def li ñu jàpp leen indi leen ci kanam ñëpp teg leen ci kanam ñëpp wan leen li ngeen def ni du yoon parce que tey benn doomu aadama kenn waru ko faat kon tey rebelle yi dem nañu ba ñu ne bokkuñu loolu sant yàlla bu baax la. kile nag fi ne woon député di ñaawlu it ñàkk waxtaan bi ñu nemmeeku niki atum 2014. fetal yi takkuñu ne veut pas dire que jàmm moo amoon loolu moo nax ñu bëri premier élément. deuxième élément pour nga xam ne jàmm sax amul man la depuis 2014 ba nii amul kenn ci président ñu muy yaakaar ne ñu ngi koy doxal pe ku fëgg buntu chef de guerre yi parce que chef de guerre yi ñoo tëj seen bunt bëggatuñu daje avec les intermédiaires. lan moo am bu dee mun ma ci dugg du trop mais depuis 2014 ba léegi dugguñu fen jàmm bu ñuy waxtaane di koy waxtaane depuis temps Abdou Diouf Abdoulaye Wade ñëw ba président Macky Sall ñëw chaque jour ñu ne dañuy woote pour waxtaan jàmm ñun Casamance lu ñuy wax kon il est temps maintenant pour affaire bi arrêter. ñoom doomu Casamance yi la sax rafetlu nañu deuil national bi nga xam ne nguur gi jël na ci ndogal ñuy firnde nag seen yaakaar ngir jàmm mën a dellusee ca Casamance. El Hadj Moussa Bey kooke jiite mouvement patriotique Casamance ci la bokk yemu ca moom ñaawlu na taxawaayu Youssou Ndour ca ba jëye ja amee waroon na mën a maanaam dàq li nga xamante ni mooy concert bi mu doon amal ci seenu gis-gis ñàkk ko def la muy tekki mooy ni dafa maanaam ñàkk ormal ñi nga xamante ni ñoo dëkkee ca Casamance waral ba mu jàpp ni jot na ngir mu baalu àq ña fa dëkkee ñu teewlu ay kàddoom moom Ababacar Demba Gassama. ginnaaw dafa amoon
benn concert bu war a am fii international ak bëre boo xam ne sénégalais ñëpp di koy xaar am benn jeew bu am fii stade Iba Mar kii Demba Diop ñu annulé concert bi annulé bëre bi 13 personnes tëdd ci biir Sénégal région bu tudd Casamance en tant que Youssou Ndour koo xam ne mooy ministre république du Sénégal dem di fekk mel ni faalewul bakkan yi tëdd au nom de toute la Casamance affaire bi metti nañu Youssou Ndour dafa war a dem excuser jéggalu waa Casamance parce que waa Casamance dañ ko fonk. ngir mettitlu ak naqarlu jëye jooje am ca Casamance nguuru Sénégal door ñaari fan jëm ci wàllu dëj mu mel ni ñeen ci askan wi la ñu fësal mooy ñi xamuñu woon ni boobee ndogal am na waaye it ñoom it ñaawlu nañu la xew ca Casamance gis ni jot na ngir ñu mën a fexe jàmm ja neef te it ngir loolee mën a antu la ñuy sàkk mooy ni faw ñi di waa Gambie ak Guinée Bissau ñu sóob leen ci mbir moomee ngir ne jàmm jooje ñuy xaar ca Casamance mën a sax dakk ca bërëb boobee ñu fa ànd ceeg suñu ndaw di Mouhamadou Diallo. raaya réew mi ñu wàccee ko ba mu diggu dóom muy firndeel benn askan bu booloo ci nakar bi mu am ñaari fanu dëj ñu jàpp ko ngir bàyyi xel bu baax ak ñaanal fukk ak ñett doomu aadama yi nga xam ne faat nañ leen sa borofay. la moindre des choses war nañu ko mën a wax citoyens yi parce que ñun am nañ ci wàll parce que ñoom tamit suñu mbokk lañ suñu mbokk Sénégal lañ ñu ngi ko yëgee war nañu ko mën a yëg. je pense que communication bi dafa waroon jaar kon ni mu waroon jaaree daal pour ñëpp xam ko parce que man xaw ma ko woon je ne le savais pas moom. message bi ñuy jëkk lancé mooy bi ko chef d'État waxee ñun ñëpp dañ ko war a respecté loolu mooy wane ne benn nation la ñu benn kilifa la ñu am ñun ñëpp war nañ ci mun a dogal. naqar li amul fi mu yem waa Casamance am lu leen métti lool muy attaque buy ñëwati yàq jàmm ban fa doon séentu moonte sax wut boobu ñu ko doon wut ñu bëri jàppoon nañ ne ñu ngi woon ci yoon bu baax ngir dal mën faa am ba faaw. jàmm mi ngi am donte lii am nii mandargay ñàkk jàmm la waaye boo ko seetaatee dëgg-dëgg ak ca gannaaw da nga gis na jàmm mi ngi am bu baax. jàmm Casamance nag ñëpp ci war a dox muy église bi di jàkk yi ñëpp ci war a dox parce que Casamance daal jàmm dafa war a ne parce que guerre bi yàgg na daal. waxtu bi ñu bëri jàpp ne du waxtu bu nu war a jànnaxee waaye waxtu la boo xam ne booloo dafa war a am ci biir réew mi ak réew yi jege Sénégal ngir saafara bu sax am ci problème mu Casamance. ñu fexe ba suñu chef d'État yi nga xam ne ñooy ñetti réew yi nga xam ñoo séq foofu ñu gën a waxtaan et puis sécurité bi itam gën a entourer frontières yi parce que lu ñu def ci diggante yu nga xam ne ay kilomètres la ñooñu war nañoo mën a jàll dem fi ñuy dem. suñu intérêt la ñun doomu Sénégal ak doomu Gambie ak frontière bi yëpp parce que rébellion moom baaxul ci réew mais baaxul sax ci réew yi nga frontière oo sax baaxul ak ñoom. dëj dinañ koy faral di amal ci réew gannaaw bu xew-xew yi nu mel amee tey tamit dinañ ko mandargaal ci barabu administration yëpp ak tamit yii di daloo banqaas yi ngànk réew mi ci barab yi ñuy tàggatee tamit ndaw ñi ci bëgg seen réew ak i citoyenneté di l'école yi mandargal nañ ko fa jëmmal ko bu baax a baax. mu ngoog ñu koy jaajëfal moom Mouhamadou Diallo ñu wax ci weneen pàcc jëm ci wàllu wér-gu-yaram fexe ba gën a kàttanal ak dooleel xam-xamu jàngalekat yi nekk ci école infirmier yeeg sage femme yu bootu ci kuréel bi di CEDEAO lañ ci jublu mooy tàggat gi dana dem ba lu tollook ñeenti semaine ngir ne seen xam-xam boobee gën a jëm ci li ñuy woowee docimologie di ab pàcc boo xam te ne am na solo di xayma ñi nga xam te ne ndongo yi yëngatu ci wàllu wérgu yaram wala boog di ci jàng leer yeeg suñu ndaw di Mariam Badiop. nag ñu ngi toll ci fukk ak ñeent jàngalekat ci wàllum wérgu yaram ñu jógee ci fukk ak ñaari dëkk yu ngànk Afrique francophone ngir yokk seen xam-xam li ni mel nag dina tax ñu xeex lii di ñàkkum fajkat fii ci Afrique. Cela est important car le déficit en ressources humaines de qualité. seddu bi benn la dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dendum Afrique danoo am jafe-jafe bu baax ci personnel de santé bi ñi di yëngu ci wàllum paj danoo néew lool. qui ne permet pas de répondre de façon adéquate aux besoins de santé. te loolu pour ñu gën ko
saafara faaw ñu insister bu baax ci barab yi leen tàggatee te loolu tamit lu am solo la ngir tamit gën a taxaw nit ñi seen wàllum wér-gu-yaram. ñoom nag ñu nar leen a tàggat lu jëm ci dosimologie maanaam naka la ñuy xaymaa seeni ndongo. parce que xëy mi dafa am nuñ koy doxale donc noonu ñu koy doxale nag moom la ñuy jàngal ñi nga xam ne dañu jóge ci dëkku Afrique yi ñu ñëw fi pour que bu ñu demee seen dëkk ñu jàngale ko fa parce que bu fekkente ne da ngay xaymi te mënoo xaymi mën na nekk catastrophe échec loo ay doomu jàmbu yoo xam ni war ñu échec donc xam ngeen ne loolu lu doy waar la. tàggat bi lee dinañu ko amal ci lu mot benn weer moom nag waa JICA ñoo leen jàppale ci lu tolloog juróom fukki million ngir ndaw yi mën a jàng ci anam yu baax. Ba Diop ñu wax ci ndogal bi bàyyeekoo ci waa météo mooy ni géej ñi di nappkat yi mënuñu caa dem lu may ëllëg yem ak fukki fan ci weeru janvier mu mel ni ndogal boobee ñenn ci ay nappkat yu ñu fekk ca Soumbédioune la ñu fësal mooy ni ña ngay sàmmanteeg boobe ndogal waral ba ñu samp sax ay maanaam drapeau yu xonk ngir wane ni géej gi mënuñu caa dem ndax jàpp nañu ni seen sécurité bokk na ci li leen yitteel waaye sàkko ci nguur gi ñu taxaw ca lay seen soxla indi ci ay saafara ngir seen secteur boobee gën a jëmm ca nañ ko bëggee leeral yeeg suñu ndaw di leen a cuuna. ñeenti waxtu jot fii ci beewu Soumbédioune drapeau bu xonk bi ak it gaal yi teer ci tefes gi loolee nag mooy wane ni nappkat yi kenn liggéeyu ci loolee li ko waxal mooy ngelaw gi météo annoncé filig àllarba nag benn nappkat fas yéene wu tëmb ci géej gi. sax météo dafa annoncé na géej gi dafay am benn poussée bu ndaw bu si nekk dafay ngelaw bu ñu dem dañuy toog parce que météo moom ay wéyam ay kàddoom rek la ñuy wéyee. ñun bu ñuy yëgee annonce météo dafa fekk ne mënatuñ dem géej parce que bu boo demee danger la dañu takk drapeau bu rouge. au commencement yëg nañ ko fële quoi mais dañu waxal woon heure lay dal quoi. bu weesoo nag boobule alerte kaaxaange ci géej gi nekk na lu soxal torop lii di nappkat yi loolee sax moo tax tey ji kenn sañu dem ci géej gi sans jël matuwaay yi wax ngir rek nag mën a fagaru bu baax. mooli moom su yoon dañu war a fonk gilet sauvetage lu ñu war a fonk la. waaw dañuy am gilet nag léegi moom mool yëpp gilet léegi dafa sax si ñoom. fii nag si Soumbédioune daanaka napp moom la boroom kër yi di dundalee seen njaboot loolee moo tax ñuy ñaan nguur gi ñu jàppale leen bu baax ci seen métier mi. wàllu napp bateau yi sa bateau yi dañuy yàq géej gi quoi fi la ñuy mbaal port bi to génn fi 15 kilomètres wala 14 mbaal tànn jën yi ñu war a tànn yi ñu soxla. ñu soxla ñu këpp ko loolu day yàq ñun. am na gaal yoo xamante ni fu mu toll nii ministre bi génneewul plaque yooyu mooy sunu problème. gaal yi dañu bari chaque jour bi nga gis koo xam ne mi ngi bëgg a defar gaal gu bees mais du am plaque te mën na tëmb bu réer fu ñu koy seetee. nekk bërëb bu ñu ràññee lool ci wàllum napp Soumbédioune nag dafa sax nekkaale ab village artisanal loolu depuis 1961 waaye nag fi mu toll nii taaru bërëb bi moo ngi wàññeeku bu baax a baax li ko waral mooy mbalit mi ñu seetlu ci tefes gi. mu ngoog Lena Thioune ñu wax lu ñeel wàllu tàggat yaram ak mondial Russie atum 2018 Sénégal joteelu ci lu tolloog ñaar fukk ci ay accréditation ngir mën a taxaw ci wàllu couverture médiatique boobe xew-xew mu mel ni RTS ak groupe Futur Média ñoo am exclusivité ngir mën a jàllale match yi ci seeni antenne ñi di waa kuréel bi ëmb tàggat ñi yëngatu ci wàllu tàggat yaram di ay taskatu xibaar fësalit nañu fas yéene taxaw ci boobe mondial ci ay plateau ak yeneen yu mel ni moom ñu ngi ko xamle seen jàkkaarloo ko taskatu xibaar yi suñu ndaw di Abigay ma nga foon. Sénégal am ci wàllu accréditation ñeel coupe du monde Russie 2018 ñu ngi ko jagleel nag presse écrite ak photo lim bi nag nii la tëddee fukk ak juróomi ticket ngir presse écrite ak juróom yoo xamante ne photographie lañ ko jagleel. fukk ak juróom yi pour ñi nga xam ne journaliste presse écrite lañu juróom yi ci des mooy ñi nga xam ne photographe lañu. lu jëm ci anam bi ñuy tànnee organes yi nag ANPS gën a taral mesures yi. il faut que reporter bi mu liggéey ci organe de presse. il faut nga am lu ñu woowee compte dans l'espace média FIFA parce que loolu boo ko amulee même bu ñu jëlee code bi ñu jox la doo mun a dugg ci biir site bi pour nga mun a accréditer wu. organe de presse bi na engagé wu moom dina jël journaliste am pour mu def ko ci condition yu baax.
comme ñiy laajte dañu bëri te li ñuy jox bëriwul pour le moment nañ jox organe bu nekk ñu jox ko benn code organe bu nekk ñu jox ko benn code journaliste bu nekk ñu jox ko benn code 1 million ngay cautionné ñu dugal ci benn compte boo demee ba Russie ñu génneewaat sa xaalis ñu yëkkati ñu jox la. caution bu toll ci 1 million boo xamante ne bu ñu àggee ba Russie lañ koy delloo ANPS di xamle lu waral boobu fonds. caution bi garantie la pour permettre aux journalistes une fois sur place d'avoir le minimum de confort pour pouvoir faire son travail. Donc cette caution-là, attention, elle ne sera pas remboursable si duñ ko rembourser duñ ko jox journaliste bu fekkee ni organe bi dafa dem ba ca cappaandaw ga mu ne sama journaliste dematul. kuréel gi boot journaliste yi yëngu ci wàllu tàggat yaram di diggante dina wax ak FIFA ngir organes yi nga xamante ne dañoo bëgg a defi ay reportage sa Russie ñu mën leen jox seeni accréditation. lu jëm ci ni ñi tabbee organes yi nag ANPS di xamle ne choix bu objectif lay def muy xamle tamit ne dina amal ay waxtaan ak kàngam yu mag yi yëngu ci wàllu football yu ci mel ni Malick Sissouri Cheikh Tidiane Fall ak Joseph Ndong ñu fàttali ne RTS ak groupe Futurs Médias ñoo am exclusivité ngir mën a jàllale match yi en direct. mu ngoog Abi Gaye ñu koy jaajëfal ci leeral yooyee mu ñu fësalal jëm ci wàccaayu mondial atum 2018 war a amee ci Russie sunu réew jotee lu toll ak ñaar fukk ci ay accréditation ña ca yëngatu yi acteurs yi doon fësal séddale béggee ci aju nu mu war a tëddee ñu song pàcc bi mujj ci xibaar yi yëglekaay yi la Modou Mbacke ñaa leen ci àndal. Sénégal day coow laa ngi jolli jeexagul bal yaa ngi tàkk deret jaa ngi tuuru direct téléphone ñetti fan ginnaaw njombeli armée baa nga ca boro faay kënu yaa ngay tàkk de ci kaw waa MFDC démb ba léegi yëglekaay bi yemu coow li forêt Casamance baa ko sooke enquête ni mooy dëgg yëglekaay bi ni enquête baa ngay wéy waaye li feeñagun mooy mbirum àll ba ndax rebelle yi nee ñu anam bi nga xamante ni bii ñu ngi koy dagatee àll ba li moo leen naqari ca du kenn ku may nguuru Sénégal yëglekaay bi ni xoolal duut nañ baaraam gouverneur ba ca Ziguinchor ak waa Eaux et Forêts ñu yaakaar ni ca lay yem duut nañu baaraam commandant gendarmerie ba ak procureur u Ziguinchor waa MFDC nee ñu lu jig njàng ñi ñooy njàkk ñoo créé ab réseau boo xamante ni bii réseau trafiquant la di joxe ay permis ngir ñu dagg ci àll bi ca ça c'est pas normal l'observateur ni coow li bari na Casamance ngay jooy seeni doom ndax fukki bakkan ak ñett yu nu boom doy caaxaan gendarmerie ma nga fam ànd ak militaire yi bal yaa ngay tàkk ci àllub Casamance ba askan waa nga tàmbalee tiit démb ba léegi bal yaa ngay tuyi yëgle kaay bi ne waaye nag armée baa ngay dànkaafu askan wa ngir seen xel dal ndax pëcc xoo baa ngi tàmbalee am laas ni mooy dëkk yaa nga tàmbalee tuxu ñam mën a daw a ngay daw démb école yu bari jànguñu ndax bali moo leen tiitloo Le Quotidien ni daw jot na ndax daw ca ba ngay ami tànk Mamadou Diallo maire bu Niassiane ak loo ci mën di dëgg état bu Sénégal la ndax seenu càggante lam ca yokk bokk na ca ni Casamance mere na Youssou Ndour bàgg ci lool Mamadou Diallo maire Niassiane ni billahi laa la waxal ni bu fekkante ni bakkani wadd ndakaaru la xewem kon Youssou Ndour ci boppam dina annuler concert am ba wante jamono bi nga xamante ni bii ñu naan dénga Sénégal benn bopp la ça c'est pas vrai keroog bi Casamance di jooy waa ndakaaroo ngi fanaan ne baalaka dóori pooj ana lii lu muy nuru manque de considération du samay kàddu de Mamadou Diallo meeru Niassia mooy wax ma nga ca Le Quotidien Libération moom fële si benn wàll yëgle kaay bi ni Aziz Ndiaye promoteur bu làmb bi ak njabootam day ña nga jëm ca kanamu yoon la ko waral mooy luubal jëm ci wàllum ceeb détournement la ñu leen tuumaal moom Aziz Ndiaye ak njabootam léegi ko ma nga ca yambaaja yëgle kaay bi ni problème am na ca commissariat ba ca Diourbel li indi problème bi mooy dañoo fekk ay takk yamba ci bis bi police ni anakan moo ko moom ñëpp ni ci yàlla loolee moo tax dégg nga 43 clients yi ya nekkoon ca bis ba yépp la police boole ngoo faan yóbbu commissariat tabaarakallaahu xamal naa la yaar police am na liggéey de 43 personnes ca kenn nguula moom yamba ji doy na kaay leen lijjanti. mu nga ko ñu koy jaajëfal moom Modou Mbacke ñaa ci yëglekaay ñu xëyandoog yéen doon ponk bu mujj ci xibaar yi ñu ngi leen di jaajëfal mbokkee ci teewlu bi jaajëfal ci technicien yi ci àndaloon xibaar yi ngoon lay dikkaat juróom-ñaari waxtu lay doon ak juróom-ñetti waxtu laata boobee ñu leen di ñaanal ngoonu jàmm ànd ak taw feex di ko sàkku ci yéen jamono bu nekk wasalaam